salaamaaleykum mbokki internet di baaxoo seetaan info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziare bu baax ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Seydina Ousmane Diop nga sama kal la nag waaye tey moom laa invité ci biir info réew mi sama entretien tey mu doog bokk ci coalition bi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar bokk LDR ba tey ci ñoom ñi nga xam ne yor wàllum diw gi yaakaar naa tey fii war na mën a niin Seydina Ousmane maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay soxna Ami di la delloo nuyoo. di tàmbalee suñu kàddu si nuyu Serigne Mountakha Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal gudd fan ak wér di bég lool ci invitation bi ñu suñu mbokk njaayeen bi invité déjà tàmm naa affaire diwlin donc wane na boppam mais bon kontaan nañ lool si invitation bi soxna Ami. tey ñi ngi ko invité rek ci biir info réew mi rawatina suñu entretien tey fas yéene waxtaane li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi jafe-jafe yi réew mi di dund ak jamono ji ñu toll ñëpp xam na ne fii ci Dakar coow li bëri na torop ci ñàkkum ndox ñëpp xam na ne ñu ngi dugg si ci biir nawet ba pare ñëpp xam na ne tabaski ngi jub si ñu ngi période tabaski lépp rek lu ñu war a waxtaane tey la suñu biir entretien tey li ñu njëkk a waxtaane ci mbas mi lay doon ndax ñu bëri nee na mbas mi bi mu duggee léegi diiru ñeenti weer askan baa ngi dund ay jafe-jafe ñu bëri na président Macky Sall dafa lajj ci mbas mi tey boo doon tontu ñi nga xam ne loolu la ñu wax lan nga leen di. waaw soxna Ami du ñu wax ni président Macky Sall dafa lajj si mbas mi parce que mbas mi il faut ñu rappeler ni c'est une pandémie nag mooy loo xam ni c'est au niveau mondial bëri na réew yoo xam ni sonn nañ ci lool. yàlla suturaal nañu nag quand même ñun am na situation boo xam ne àgguñu fa donc bu ñu bëggee wax lajj dañuy indi évaluation te évaluation experts yaa ngi fi je sens ils sont plus censés joxe qualificatif bu gën a wér mais lajj quand même je pense que c'est adéquat wul fii li fi nekk mooy mbas mi ñëw na président jël na mesures yi mu war a jël à temps bokk nañ ci réew yi nga xam ni teel nañoo tëj suñu ay frontières teel nañoo arrêté njàng mi teel nañoo def couvre-feu teel nañoo jël ay mesures yoo xam ni dina téye mbas mi parce que dañoo sukkandiku ci expérience yi nga xam ni moom lañ gis yeneen réew yi donc chance boobu dañ ko saisir ba teel a jël matuwaay yoo xam ni tax na wax dëgg fa yàlla benn ampleur bi mbas bi amu ko fii ci Sénégal maintenant nag ni muy demee au fur et à mesure experts yi di évaluer di joxe pourcentage taux de ñi nga xam ne moom la dal ñi wér ak ñi nga xam ni ñoo nekk cas grave ak ñi nga xam ne situation bi ministère def tout le temps nga xam ne experts dafa nekk di évaluer di liggéey en fonction de ni muy évoluer ak réew mi aussi restrictions yi leen teg ak ni ñuy dund en fonction de yëpp la ñuy jël ay mesures yoo xam ni moom la ñu war a dundee loolu nag bi mu amee am na ñoo xam ni ni ñu yëkkatee mesures yi jaaxal na leen ban indi baatu lajj boobu mais lajj amul foofu Sénégal booy xool fi ñu toll nii Mauritanie ko ëpp ay cas de décès booy xool Sénégal fi ñu toll nii ni ñu gérer centre de traitement épidémie yi boobu pandémie bi wax dëgg yàlla rafet na jaar na yoon docteur yi def nañ li war a def képp kum dal ni ñu la war a saytu nañ la ko teg nañ fi ay mesures yoo xam ni tax na boom bi OMS doon wax bi àdduna bi doon séentu bu ñëwee ci dëkku Afrique yi ndax suñ néew doole ci wàllu prise en charge li ñu doon séentu amu fi donc matuwaay ak taxawaay bu am solo lañ taxaw foofu ba mën a atteindre objectif boobu donc vraiment pour wax rek ni am na lu ñu war a defaraat te loolu ci ñun la parce que mbas mi quand même responsabilité individuelle daf ciy jouer booy gis ministère de la santé chaque jour buy joxe information su paree day woo nit ñi ñu bàyyiwaat seen xel ci responsabilité individuelle et collective mooy ku ci nekk fi ñu toll nii feebar bi yow yaay ki koy téye tu es le frein yow yaay ki war a téye mbas mi donc responsabilité bu laj di am dañu naan kay sénégalais bi kon moo laj su fekkee laj mën nañu ko tudd parce que yow mi nga xam ne yaay transporter virus bi bu fekkee mesures yi ñu la wax jumtukaay yi nga war a jël nga ko ba transporter woo ko donc mbas du mën a am donc mbas du mën a évoluer donc yaatuwaay du mën a am donc bu ñu demee ba àgg fenn fi je pense que citoyen mi moo war a xoolaat boppam par rapport ak yar bi ñu ko wax ni moom la war a doxee ak jikko yi mu war a am devant feebar bi est-ce que am na ko est-ce que am na zone yoo xam ne macha allah ngi si ngeen am na zone yoo xam ne par contre mi ngi fay gën a law loolu nag je pense que interpellation individuelle
day daal di taxaw foofu. le 2 mars ba tey la fi feebar bi duggoon wala boobu lañ ko commencé nemmeeku nit ku ñuul ki ko njëkk am mi ngi dëkkoon ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké depuis boobaa ak léegi président Macky Sall état d'urgence couvre-feu génne 1000 milliards ne daf koy def ci askanu Sénégal waaye 1000 milliards yooyu dafa mel ni askanu Sénégal gisuñu ko ci wàllu courant bi am na ñoo xam ne nee na 25000 lañ leen may ci seen courant bu sa facture rombee 25000 doo ci bokk yaakaar naa fii ku facture am di yam 25000 bëriwul gis ci comme fu mel ne Touba ak faneen ak faneen nga yaakaar ne loolu jurul di askan wi yeneen jafe-jafe wàññi woon ceeb bi wala wàññi diw gi mu gën a yomb kuy jënd mën ci bénéficier wu gënul woon yomb di indi ceeb boo xam ne yaakaar naa boobaak léegi askan wi ñu bëri mënuñu jot ci aide alimentaire. voilà c'est très bien xam nga loolu day baax évoquer parce que foofu problème choix dafa posé wu problème choix mooy am na ñoo xam ni nee nañ mënoon na wàññi ceeb bi ñëpp wàññi diwlin bi ñëpp yem si mais loolu dafa am aussi dafa am inconvénient bu ñu ko fàtte dafa am facteur bloquant parce que man maa ngi fàttaliku bu baax Touba ay jamono am na at ñu subventionné fi ciment bi pour bëggoon ñëpp mën see jot bu yoon mais malheureusement amoon na ñoo xam ni dañ doon jël stock yu bëri di ko denc pour bëgg bu ñu lever loolu ñu dem jaay ko au prix coûtant donc wàññi ceeb bi baax na mais est-ce que mesures yi ak jikko sénégalais bi dina mën a je ne dis pas que noonu lañ mel mais damay joxe exemple boo xam ni am na fi te mën na am bu ñu wàññi woon ceeb bi am ñu ko jënd stock yu mag denc pour bëgg ëllëg ñu utiliser ko neneen beneen liggéey la donc liggéey bu métti la boo xam ni mën na dal état pour mu contrecarrer loolu donc ñu ni xëy na nañ jënd ceeb bi yóbbu ko nit ñi ñu jot si organisation bu tamit c'est vrai que ñi gis nan ni mu demee parce que si lañ nekk actuellement est-ce que ñi jot nañ ko ñi ko aajowoo est-ce que ñoo ko jot est-ce que ku si nekk la nga war a jot moom nga jot ak leen loolu tamit donc choix la woon choix entre subventionné lii mu indi ab liggéey bu jafe tamit ak joxe ceeb bi jënd ko jox ko def commission te jiital si ay militaire jiital fa ay nit yu wér ngir ñu séddale ko est-ce que loolu aussi demee ni mu war a demee je pense foofu aussi am na problème. ndax séddale bi mënul jur ay jafe-jafe pour ñi nga xam ne ñoo ci war a jot duñ ci jot. mais effectivement dafa juru jafe-jafe parce que nekkul lu yomb gis nañ bi ñu ko indee fu mel ni Touba stocké nañ ko lu yàgg mënuñu koo séddale booba lan la woon. peut-être il fallait ñu cartographier bu baax a baax dëkk bi xam nécessité yi ñan ñoo ko soxla dëgg-dëgg lan lañ leen war a jox est-ce que liggéey bi waroon a am en amont parce que lépp dafa xew aussi il faut ñu rappeler ko si diggante bu gàtt il fallait que ñu gaaw parce que tey nañ ñi ngi seen kër il fallait que ñu gaaw ci jàppale leen bi léegi jàppale boobu pour nga gaaw si aussi il faut nga demee xam-xam donc il faut nga am cartographie bu baax il faut nga xam ñan ñoo ko soxla réellement il faut nga xam fan nga koy jaarale ba mën a dugg seen biir ay kër liggéey boobu jël na temps xawoon na difficile jafe na ay commission koy def ay nit la ñuy wóolu def loo leen ko bon est-ce que léegi commission yi liggéey bi nga def nañ ko convenablement loolu xëy na bu li weesoo ay audit dina ci topp pour ñu mën a xam réellement parce que léeg-léeg nga dégg quoi qu'on dise ay la yowén ay ñu yuuxu à gauche à droite mais est-ce que réellement commission bi def na li mu war a def est-ce que nit ñi ci war a jot nañ ci à temps ak quantité bi ñu war a jot loolu tamit dinaa wax ni rek man ci li ma seetlu bëri na ñoo xam ni jot nañ seen ceeb jot nañ ko à temps am na ci exemple yu bëri yoo xam ni vraiment dëkk yu bëri léegi boo demee commission yi dem nañ fa joxe nañ léegi nag quoi gi ak yi nga xam ni xëy na ëllëg dina jar a corriger loolu après lay feeñ après ay audit dina ci toppaat dinañ xam nit ñi dinañ wax état dina envoyé ñi nga xam ni ñoo am jumtukaay yu ñu mën a vraiment saytoo ba xam ni fii am na fa ay points yoo xam ni baax na fii am na fa ay points yoo xam ni jaroon naa corriger. Aïcha bi mbas mi duggee léegi ñu gis ay responsable politique yu bari yoo xam ne ñii jël nañ dajale nañ seen déem ak seen siddéem comme ni ñu koy waxee daal di dem dimbale askan bi ñii ay zel ñii ay saabu ñii ceeb ñii diw yéen bi mbas mi duggee léegi seen parti bi lan lañ mën a wax ne def ngeen ko ci biir Touba wala def ngeen ko au niveau national. waaw jërëjëf soxna Ami ça dina ma permettre ma rebondir si ni suñu parti di dunde fii à Touba parce que il faut ñu rappeler ni dañoo bokk si Benno Bokk Yaakaar. mais yàlla dogal ñu am li nga xam ni mooy les partis alliés yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar fii à Touba ñu mën see lim le PS l'AFP LDR ak URD ak yeneen parti yoo xam ni ñi ngi ci mouvance bi ñi ngi àndandoo yàlla dogal ñun ñu am solidarité boo xam ni ñi ngi j'en profite pour nuyu sama frère Bassirou Gaye bi nga xam ni il joue un rôle extrêmement important ci mouvance boobu donc ñi ngi tout le temps en contact ñi ngi tout le temps di liggéey bi affaire bi amee
effectivement li njëkk a def mooy ñun ñu concerté waxtaan nan la ñu war a def am lu ñu génn comme ni nga ko waxee suñu buy ak suñuy Dakar dem seeti centre de traitement bi nekkoon Daaru Marnaan li nga xam ni moom lañ amoon ci ay xéewal ñu jox ko malade ya fa nekk ñu jëfandikoo ko mooy lu jëm ci wàllu javel yi jumtukaay yi nga xam ni dañ koy soxla ak li nga xam ni moom la ñuy xéewloo li nga xam ni ay suukar café ndox yi nga xam ne am nañ ko dayal nañ ko yóbbul leen ko bi su jógee dem nañ seeti aussi hôpital militaire bul fàtt ni amoon na fii à Touba nekkoon ci aéroport bi àndandoo nañ ñun aussi en tant que parti allié ku nekk joxe sa dërëm ak sa li nga am ko si néew dem seeti leen ñoom it dem leen mettre ci de bonnes conditions yoo xam ne dañ mën a eggal seen liggéey ndax loolu aussi da doon participer ci liggéeyu mbas mi parce que bi ñu délocaliser hôpital Darou Manane il fallait que malade yi am fu ñu dem ñooñu aussi di ay gan nekk ci dëkk bi joué nañ fa rôle boo xam ne tamit loolu bokk na ci li nga xam ne ñun parti LDR ànd nañ ko ak les autres partis alliés de Benno Bokk Yaakaar liggéey ko fii dans cette Aïcha li mu wax léegi muy geste bu rafet geste bu noble ndax kenn ku ne loolu nga war a mënal sa réew bu nekkee ci ay jafe-jafe surtout jamonoy mbas mi nga def lépp loo mën pour dimbale sa askan dimbale sa réew rawatina dëkk bu sell bi di Touba nga yaakaar ne nga képp koo xam ne def nga fi lu baax rek gëm naa ne yàlla dina la ko fay ñu daal di dikk ci li nga xam ne mooy wàllum tabaski ku ne tabaski xam ne li ci des bariwul ñu mel ni daaw li ñu Sénégalais yi dajoon borom kër yi dund ko mooy xarit jafe seer dem ba am ñoo xam ne ay bëy lañu tabaski am ñoo xam ne ba tey tuuruluñ sax seen njaboot deret nga gis ak mbas mi jafe-jafe yi askan bi di dund rawatina Touba borom kër yi sonn mbas mi sonal leen nga yaakaar ne tabaski gi ren lajj bi amoon daaw bu ko raw du am. waaw mën nañu rafet njortu parce que quand même àdduna bi tout est prévision et je sais que état bi mi ngi liggéey le maximum possible pour fexe ba borom kër bu nekk am xar boo tabaskee donc liggéey boobu nag. am na actuellement ni nga ko waxee ay gàllankoor lu mel ni mbas mi fi dugg ci diggante bi borom kër yi niñ waroon a liggéey ba liñ yaxantu bi ñu waroon a yaxantu ba mën cee génn xëy na am na jafe-jafe foofu il faut qu'on le dire mais nañu bàyyi xel ni que état aussi état buy xool ñi muy jiite la état buy liggéey si dina jël en compte li nga xam ni moo fi xew en tant que pandémie te nekk gàllankoor dina jël en compte bourse yi nga xam ni wàññeeku nan ba oyofal yi war a am ba ku ne mën a jot sa borom kër bu ne mën a am xaram ñu ngi ciy liggéey te on tend vers bientôt ñu ubbi frontières yi ubbi marché yi dem seeti nit ñi xool ba ravitaillement bi en nombre doy ba njëg yu aussi ne bañ a nekk njëg yu cher loolu nag donc nañ ci am yaakaar bu rafet man vraiment am naa ci yaakaar bu rafet xam naa ni le gouvernement travaille sur ça ñi ngi liggéey si loolu parce que daaw expérience la yi at ba ko jiitu woon tamit expérience la donc cumul expérience yooyu bu ñu ko boolee ak li nga xam ne moo xew actuellement ci réew mi jàpp naa ni mesure yu am solo nañ ko séentu fii ak ay fan yu ñëw yoo xam ni dina mën a vraiment jàppandal borom kër bu nekk am xaru tabaskeem incha allah. macha allah comme ni ma ko waxee ñu daal di dugg ci li nga xam ne mooy ñàkkum ndox mi nga xam ne ñu ngi koy jooy ku xam ne instant bi ñu ngi ci ay jafe-jafe yu métti muy ñàkkum ndox ay weer a ngi nii ñu di ko dund amuñu ndox xam nga boole pandémie bi ak ñàkkum ndox métti na torop yaakaar naa tey lan ngay wax ci état pour mu dimbale askanam rawatina ci ndox ndax dañ naan ndox boo ko amul doo mën a jaamu yàlla ndox boo ko amul doo mën a set ndox boo ko amul doo mën a sell tey boo amul lan ngay wax état conseil boo leen di jox ci wàllu ñàkk ndox bi lan nga leen di wax. waaw soxna Ami li may tàmbalee mooy masaw ñi nga xam ni actuellement ñi ngi dund situation boobu parce que ndox quand même l'eau est vitale ndox quand même bu ñuy wax jaamu yàlla bu ñuy wax set bu ñuy wax moytu feebar bu ñuy wax yu ci bëri ndox da si jouer rôle bu am importance kon nag situation boo xam ni neexuñu situation bu metti la situation bu neexul aussi ñiy jiite nit ñi li nga xam ne mooy conseil bi mën a joxe daal su fekkee war nañ ko joxe mooy ñu accélérer les travaux accélérer les pas fexe ba vraiment nit ñi jafe-jafe yooyu ñuy jonkonteel ci wàllum ñàkk ndox ñu tegg ko ci lu mu gën a gaawee am na ay kii yu fi jaar ay entre société yu bees am na ay réaménagement yu am ci biir séddalem ndox mi ci Sénégal il faut que vraiment ñu saytu ko bu baax moi j'invite l'État à ce que ñu saytu bu baax a baax ñi nga xam ni ñooy yore wàllu distribution de l'eau au Sénégal sources yi bu doyul j'ai vu que liggéey na nag ay sources yu bëri yoo xam ne léegi yokk na puissance yi donc yooyu liggéey boobu bu amee li ko mën a matérialiser li nga xam ne moom Sénégal moom lay seet mooy mu xëy di gis ndox mi ci biir këram
donc wàllum distribution bi j'invite encore l'État à ce que ñu gën si yokk def pësteef def nañ ci pësteef gaa nañ ci gën a yokk financé nañ ci gën a yokk def seen xel nañ ci gën a yokk def doole ba Sénégalais vraiment génn calvaire bi lu metti la lu ñu tiis la ñu ngi masaw vraiment ñëpp ñoo xam ni quand même ñu ngi dund cette situation là. yow yaa ngi ànd ak ki nga xam ne mooy président Modou Diagne Fada ñu xam ko moom it ci wàllum getteeg wàllum diw ak jamono bii ñu toll muy mbas mi ñu yaakaar ne mbay rek moo mën a suqali comme suñu réew comme ni ñu gisee yenn njiitu parti yi ne ñoom dañuy dellu ca tool ginnaaw bi ñu defee don de sang bi banque yi vidé ñu def maye deret ba pare ne dañuy dellu ca tool tey nit ki bu bëggee bay sa amul jiwu ndax du jur yeneen jafe-jafe bu nawet bi jeexee ndax diw bu nit ñi jëfandikoo sax dina amati. voilà c'est une excellente question bu ñu sawar a tontu la tamit parce que ni nga ko waxee noonu la demee suñu président suñu leader ñu ngi koy nuyu lu bari de passage le président Modou Diagne Fada bi nga xam ni nitu valeur la liggéeykat la nit ku gëm réewam la ñu dénk ko société nationale bu toll ni Sonacos donc kooku dañ koy ñaanal réussite mais il faut ñu taxaw ci benn point directeur général Sonacos benn pàcc la ci li nga xam ni mooy ministère de l'agriculture wàllu jiw ñoom ñoo koy doxal Sonacos li muy yitte mooy ñu bay ba pare mu jënd gerte transformé ko diwliñ googu nga wax noonu diwliñ de taa bi ñu mettre ko à disposition ak chocolat ak yooyu nga xam ni yéen sawar ngeen ci yooyu ñu liggéey ko mettre ko sur la table lu boobaa nag loolu mooy rôle Sonacos rôle boobu nag il faut ñu ñëw si parce que président Modou Diagne Fada bi ñu ko dénkee Sonacos nga xam ni ngi installé wu définitivement pratiquement le 3 mai 2019 bi ñu ko dénkee automatiquement rek moom li mu def mooy parce que dañu daan dégg Sénégal ñu wax affaire bon impayé baykat yi pare nañ joxe nañ seen gerte Sonacos mi ngi koy liggéey mais jotaguñ seen xaalis ba léegi moom démarche am bu njëkk mooy génn Sénégal dem Arabie Saoudite ut fa benn montant bu am solo bu 45 milliards ñëw teg ko nga xam ni balaa ñu ubbi gerte gi balaa ñuy wax njëgu gerte sa état di fixer prix bi lu tolloog 30 milliards parce que 45 milliards la négocié 30 milliards yi nekk décaissement direct yoo xam daf ko indaale ànd ak président banque ba ànd ministre agriculture dem si président Macky Sall félicité ko fa kontaan ci xam ni pour la première fois au Sénégal ñu am prouesse bu toll nii jël 30 milliards teg ko de côté bu nga xam ne fu gerte ñëwee rek ñu mën koo jënd ci saase dootuñu amee bor loolu mooy la première prouesse bi mu réussir deuxième bi mooy dafa def li nga xam ni mooy usines yi mu fi fekk ñu xawoon a màgget xaw a kii tuuti mu yëkkati somme bu am solo somme 1 milliard def ko si pour ce qu'on appelle les travaux de fin de campagne usine bu liggéeyee ba at bi jeex dina xaw a am ay tuuti coono ñu gën a somme bu am solo pour defaraat usines yi ba nekk à beau point nga xam ni lu ñëw rek liggéey bi day mën a tege ci yoon. troisième bi mooy créer ay centre de réception intermédiaire yoo xam ni si zone yi producteurs yu mag yi nekk xam dañ daan sonn di bay di ñëw di transporter di yóbbu feneen Ziguinchor di yóbbu Kaolack di jaay mu def ay centre de réception intermédiaire yoo xam ni dafa jege producteurs yi ba nga xam ne nit ki li mu bay si saa si am na foo xam ne bu demee mën faa jël xaalisam mën a jox gerte Sonacos mën ko yóbbu plateau donc moom li nga xam ne moom lañ ko dénkoon def na ci rôle bu mag malheureusement nag nit ñi gis nañ ni mu demee ak arrivée chinois yi ak yu bëri yoo xam ne am na fi ba objectif bi mu amoon muy jënd 150 000 tonnes pour mën a liggéey mu war a liggéey jotu ko atteindre def na ci liggéey bu bëri saisir na conseil d'administration Sonacos gis nañ président Macky Sall jox nañ ko information yi mu war a am yëpp ba relever waat prix wu 210 francs boobu ñu fixé woon au kilogramme mais n'empêche quand même taxul ba tey objectif bi ñu amoon ñu mën ko jot ndax bëgg fa mais en tout cas pour revenir si li nga xam ni moom ngay wax mooy campagne bi tijji état mi ngi ciy liggéey graines yi demoon Chine nag daaw bëri na c'est le lieu fii mooy fi nga xam ne war nañ fee wax citoyen bi. ñu bëri doon nañ ko wax ne dina jur ay jafe-jafe ci nawet bi ndax Chine waaye yóbbu nañ suñu gerte bi yëpp. ban koy wax nit ñi mënuñu ko woon a gisee nii mais tey agsi na c'est vrai que dañ naan non man du ma gis 300 di jaay 210. ok gis nga 300 jaay nga ko mais suba di nga am loo xam ne moom nga war a liggéey ba mën a jaayee waat 300 wala 210 boo ko gisul parce que chinois bi nga ko yóbbu da koy yóbbu moom exploité ko yóbbu ko dafa la yow nga soxla graine boo ji ren fi mu toll nii mënoo ko am est-ce que jëloon nga disposition yoo denc loo ji ren est-ce que état permettre nga état moom disposition bu mu jënd loo xam ne bu ñëwaatee te moom dala koy subventionné kat bu la koy jaayaat est-ce que may nga état possibilité boobu c'est un problème.
est-ce que stock yi nga xam ne moom lañ soxla pour mën a am une bonne campagne hivernale am na fi, mais je sais que en tout état de cause le ministère de l'Agriculture et le gouvernement du Sénégal travaillent à ce que baykat bi su ji jotee mu mën a am gerte à temps si seko yi. Je sais que instant bii nii li fi jot a nekk génn na, ñi ngi continuer di liggéey pour ñu jot si, mais quand même pour dire que c'est pas encore le rôle de la Sonacos actuellement, parce que ñoom si transformation la ñu nekk. jërëjëf waxtaan bi am na solo trop. ñu daal di ñëw su nga xam ne mooy suñu kàddu bu mujj rek ñu dellu siwaat ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké. ñu daal di xam ne ci nawet la ñu nekk tey dañ ne ay milliards yu bëri def nañ ko assainissement ci bu Touba, waaye dafa mel ne feeñul. bu nawet bi dikkee nit ñi dootul ñu dem, dootuñu dikk, dina am jafe-jafe dem ak dikk, rawatina mairie bu Touba ci tali bi mu dendal oto dootul dem, benn voie bi mooy jàll. ndax loolu jotut ñu ki nga xam ne mooy président mu def ci ay jéego ba Touba assainissement bi mën a yemb. waaw dëgg la soxna Ami, loolu je pense que président am na lu mu si avancé woon sax ci liggéeyu assainissement de Touba, mais quand même force est de reconnaître que administration locale dafa am. Touba dañ fee teg ab mairie boo xam ni dafa war a liggéey à ce que yenn situation yi ñu gàttandu ko. Malheureusement il faut ñu wax ko, ñun sentiruñu liggéey boo xam ni mairie mi ngi koy def pour mën a gàttandu yu mel noonu. Parce que boo demee ba sa buntu fi nga nekk di taa at mu ne mu récurrent loo xam day ñëw at mu nekk, mais dañ naan ana administration locale foofu, ana ñi nga xam ne ñoo jiite mairie bi, seen xam-xam seen li ñuy collecté, li leen état di jox ak li ñuy jëlee ci nit doomu aadama fan lañ koy def. Il faut, parce que booy gis fii Touba ca kanam bërki dem moo Njaay li ñu fi def si éclairage public, li ñu fi def nga xam nit ñi li ñuy jël si nit ñi ñu ngi koy defaat ci nit ñi, mais mairie depuis kañ la fi nekk état di ko subventionné, nit ñi di ñuy dagg nit ñi ñuy fay, mais mënoo teg sa baaraam ni lii la fi mairie bi liggéey ci loo xam ni nit ñi dañ ci gisaat seen bopp. Donc c'est un véritable problème que je dis tout le temps. Administration locale Touba moom sañ nañ ñaan kilifa yi, parce que ñoom ñooy décideurs yi, ñu xoolaat ñi nga xam ni bëgg nañ dëkk bi, mën nañ ko, te xam-xam bi mi ngi fi, te compétence mi ngi fi, ñu dénk leen ñu dégg. Bu fekkee nag dëkk bi dafa rëy si ñoom ba benn mairie mënu koo yore, ñu tas ko def ko ay mairie yu bari comme li am Dakar, parce que Touba dayoo bi laaj na loolu. def ko ay mairie yoo xam ni dinañ ko dénk ñu dëkk ca gox ba, am xam-xam bi, am compétence bi, am mën-mën bi, ba pare am bëgg gi, ba nga xam ni effectivement yenn problème yi ñuy dund fii à Touba war nañ ko dépasser depuis très longtemps franchement. waaw li ma fàtte wax rek bi ñuy wax ci wàllu xeex mbas bi mu ñëwee suñu parti taxawaayam, li ma fàtte wax rek mooy au niveau départemental, LDR c'est aussi un parti qui est implanté dans tout le Sénégal. Chaque département dajale na lim bu am solo yóbbu ko niveau national, suñu trésorier général muy lim bu am solo jox ko suñu président de parti, le président Modou Diagne Fada, mu jël ko jébbal ko aussi ministère des finances. Donc liggéey boobu aussi dama ko fàttee wax, loolu aussi lu ñu jot a liggéey la ci mbas mi, doon na baax ñu kii ko. Suñu président aussi bëri na ay dons yu bëri yu mu def ci nga xam ni ñoom la nekkal, te war leen a jàppale ci feebar mel nii. Bon suñu président quand même, le président Macky Sall, ñu koy ñaanal quand même mu gën a yokk am kattan, yokk am doole, ba mën a yéene yi mu am ci réew mi xam na ni yéene yu rafet la. Parce que ñun xam nañ programme am, ñun programme lañu ànd ak moom, xam nañ programme am, ñu ñaanal ko vraiment mu réussir cette mission là. En tout cas yokku yërmande ci askan bi lu am solo la, loo xam ni mi ngi ciy liggéey, mais il faut mu continuer di ci gën may leen oreille attentive, c'est vrai, mais na leen gën a may oreille attentive. Nañ xam ni situation bu compliqué lañ génn, nit ñi sonn nañ, il faut li mu def nii muy milliards yi mu génne woon jox ko nit ñi bu mu ko arrêté léegi, parce que li nga wax nga juñ ko sànq, tabaski lañ jëm, père de famille sonn nañ, nit ñi sonn nañ. Il faut mu gën a réfléchir sur ban canevas lay tegaat ba mën a jàppalewaat askan wi. Moi j'étais pour mu xool au-delà des factures, sénégalais bu am numéro téléphone bu nekk ñu identifier la, ñu xool te ngay borom kër Sonatel identifier la, ñu xool nuñ lay dugal la sa Orange Money dara, ndax bu tabaski day ñëw nga am loo sukkandiku ko. État war na mun a sur le plan social liggéey xëy na ci loolu ba gën a jege
ba gën a jege ñi nga xam ne ñoom lañ kii li nga xam ne aussi mooy wàllu santé gis nan ni mu demee fragilité personnel de santé bi nga xam ne. bu pasu daaru ma naan ba tey jotuñu seen salaire. mais il faut que foofu je porte le plaidoyer parce que personnel de santé dafa am solo ci am réew bi mbas mi ñëwee ñu bëri xam nañ ci dara ñu exposé wu joxe seen bopp exposé seen famille exposé seen borom kër exposé seen soxna exposé seen i doom donc ñooñu dañ leen war di bàyyi xel tout le temps di leen defal au moins le minimum boo xam ne bu ñu tëddee mën a nelaw koo xam day xëy 8h ba 8h di rey boo xam si nu nit ñi di amee wér-gu-yaram ba mën a liggéey bu économie mën a dox da nga koy bàyyi xel structure de santé yi il faut ñu yokk seen plateau médical il faut ñu yokk seen plateau technique yi il faut ñu jàppale leen ba li nga xam ne jumtukaay yi ñuy soxla ba mën a xeex tawat ñu mën cee jot yooyu daal mooy yi nga xam ni vraiment on tenait à waxtaan ci ak ki nga xam ne mooy suñu président de parti mu gën a jàppale personnel de santé bi mu gën a jege askan bi nga xam ne fi mu toll nii situation bi ñu génn metti na il faut ñu jege leen te li nga xam ni mooy recette yi sénégalais yi di liggéey di ko def ci état bi ñu fexe ba redistribution bi di demaat si kenn ku ci nekk di ko yëg si fi mu toog ci këram. Bon, Seydina Ousmane Diop responsable politique LDR Yeesal bu président Modou Diagne Fada fii ci Touba. jërëjëf Seydina Ousmane ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal ci émission bu yaaññe bi nga xam ne def nañ ko waxtaan wu am solo tolluwaaye réew mi jafe-jafe yi réew mi di dund ak conseil bi nga xam ne jox na ko président yar na ko jot rek ngir dimbale askan mi tax tabaski gi ñëw na sa borom kër yi sonn nañ di ziare Basiru bu baax a baax moom nga xam ne suñu nit la ñu ngi koy ziare di ko jaajëfal di ko ñaanal jàmm di ziare Seexuna bu image yi rafetee rek nee naa leen lépp rafet rek moom la moo ko defar ba mu yànji ci kàddu gi Ami Ndiaye la woon madame Tall jaajëf ba beneen yoon incha allah